fii la ñu yem dig daje ëllëg. RFM li ci yéenekaay yi. NCA assurance santé famille Weer-Weerle Samawono Marseille Créole Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Yéenekaay yi ñu ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf fa dee rek kay dëgg li koy firndeel dëgg mi ngi ci l'Observateur ubbil yéenekaay bi njiit réew mi Macky Sall journal bi nee nañu démb dafa bàyyi yitteem yëpp sol aw dàllam dem ba kër Khalifa Ababacar Sall ngir jaale ji ko waajuram ju jigéenal àdduna di Adja Awa Niang yàlla na yàlla seral ay yaxam mi ngi faatu woon keroog ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru mai gëla ñu génn l'Observateur nañu ñu bari bi ñu gisee image yi di Macky Sall mi demoon jaale ji Khalifa Ababacar Sall commentaire yi bari woon jëf jiit bett nañu bari ndax ñëpp xam nañu ne kii deele ak ki demoon di ko jaale ji mu di Khalifa Sall ak Macky Sall càllal ak càlleen gi rekk moo leen boole waaye ñoom ñaar duñu jaaroob taal ci wàllu politique Le Quotidien nañu lu yóbbu woon Macky Sall kër Khalifa Sall mu demoon doon ko jaale ji xëy na dafay lu ñu aadawoo ci réew mi waaye soxna njiitu réew mi di première dame bu Sénégal génnu ci Marème Faye Sall moo préparé terrain bi li koy wóoral journal bi nañu moo di bi Khalifa di soog a ñàkk wuy juróom woowee moom Marème Faye Sall bokk na ci ña fa jiitu te it yamuloon foofee ne fexe woon na ba Macky Sall Khalifa Sall déggante téléphone dem gi Macky Sall dem démb ca kër Khalifa Ababacar Sall ba muy dem yéenekaay bi xamal nañu ne délégation topp ko escorte yi topp ko ñu topp ko ba ci beneen journal moom président Macky Sall yéenekaay bii di L'Info moom la xëy Sénégal ak taxawaay bi mu am ci engagement international yi la gis ne la ko ci arrangé lay def li ko ci arrangé wul mu bàyyi ko nekkee roog la ñu dajale député ci assemblée nationale ngir ñu war a woote en urgence loi bi jëm ci soppi code pénal bi code procédure pénale bi ndax nee nañu dañoo bëgg a wàccook engagement international yi Sénégal jël te ci yooyu la jamono li leen cour de justice bu CEDEAO wax ci wàllu parrainage bi jëfe wuñ ko li mu leen wax ci mbirum Karim Wade waxoon leen ko ci mbirum Khalifa Sall ba léegi defuñu ci lu toll ne tarfatal ay ni la ñu def keroog ci assemblée nationale Tribune mi ko tuddee loi de la terreur mi ngi ñuy xamal ne njaw ma nga ciy desandiw xambin ba léegi ne bari nañu yëkkati seen kàddu di ŋàññi ne ci Macky Sall ko gouvernement am doxale journal Le nañu ci ñooñee di ŋàññi doxalino bokk na ci ministre de la justice ba woon di maître El Hadji Amadou Sall ndax moom bi ñu ko invité démb ci mission Grand Jury ci rajo Futur Média génnee na fa ay njumte ak i rëq-rëq yu mel ne am na ci doxalinu modification code pénal bi journal bi nañu am na ay erreur am na ay manquement boole ceekit moom maître El Hadji Amadou Sall gisul faratali réew mi ko tëjee nañu pouvoir bi ak opposition bi ñoo ngi defantul rëy ndax boobu le loi lu ni mel tax journal bi gis ne suñu réew di Sénégal dafay politiquer xeex gi ñuy xeex wàllu terrorisme ñi ñu terrorisé ba ñu daw wëxët suur soi nee nañu mooy entreprise chinois yewoon ca Casamance dajale nañu seen i déeba ki débat déb dem seen yoon li ko waral moo di ay travaux yu ñu fa doon def ci askan wa ca Fogni ga ca Bignona ak askan wa ca Kassa ga ca Oussouye bañoon ba tëdd ca naaj wa ndax nee nañu duñu liggéey ci chinois ne duñ ci gis seen bopp boole kookit bu ñuy liggéey ci chinois yi duñ leen définir ay jaam lañ leen di jàppe taxoon ñu jóg ne na fa chinois yi jóge la ñu bëggoon am nañu ko la tribune nañu moo taxit askanu kanulaay forcé nañu chinois yi ba ñu buub seeni kalma ñangaan ci nu mu gën a gaawee dem seen yoon ñu jóge Casamance te jël yoonu Fuuta wi Fatoumata Ndiaye di ndaw si sos Fuuta Tampi moom la ñu journal enquête xëy di xamaleel ci li mu tuddee telkel fa la ñu xamee ne moom Fatoumata Fuuta Tampi Ndiaye militant APR la woon section APR Wakam fa la tàmbale jaar-jaar yu métti yu mu dund ci àdduna moo ko def tey ji pa nga ñang gi mu doon gannaawal gu mu ne dañ ko gannaawal ab dëkkam di Fuuta enquête nee nañu wax na ne moo ko tax di xeex lu nekk nag nee na mi ngi koy daj ci xeex bi tëkku yu bari yi ñu koy tëkku sax tax na mënut a dëkk fenn ba yàgg fa secrétariat exécutif bu conseil national sécurité alimentaire l'observateur nee nañu ci forum bu ñu doon def fa la ñu waxee ay xibaar yu yéeme jëm ci yu ñuy lekk ci réew mi ubbil yéenekaay bi nee nañu aliments yu ñuy lekk ci réew mi tax na téeméeri cas cancer yoo fi jël fanweer ak benn yi aliments yooyu ñoo ko waral te dansé bi yemul foofee rek ne muy hypertension artérielle di feebaru roño li koy waral ji ci yëpp aliments yi ñuy lekk ci la. NCA assurance santé famille Weer-Weerle Samawono Marseille Créole Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop. tey wàllu plénière jagleel ko rapport bu waame gëfi woon nag milliards yaag nanu ko doxale ci wàllu woowu kenn jiite mouvement buy xeex ak waame gi ci banlieue bu Ndakaaru kuréel gu ñu duppee Sahaba njiit la Babacar Mbaye Ngaraaf gis-gis gi mu ci am mooy ak tardé am na ci wàllu càmbar gi ñeel boobu rapport ñi nga xamante dañ leen a jógloo ci liggéeyub TER bi di train express régional ci département bu Rufisque ñooy yëglu li ko waral ñu ne dañoo jël seeni suuf baaxee ñeneen ñi TER boobu laal ci caaroy bi yoon moo waral yëglu gi joxoñ nañ ca nag ki nga xamante ne mooy njiital APIX Mountaga Sy dàqunu xalaatu sax ñu ne dem toogaanu siège bu train express régional wàllu xibaar bokk na ci wér-gu-yaram ak centre bu nuy fajee ñi amee jàngoroy cancer ca Diamniadio ci lu yàggul lay doon boobu centre Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé ko xamle ca Mbour ga mu ne woon ci ngan xamle it ci weneen wàll tabaxuk ñaareelu hôpital bu département diwaan ga di Mbour ci technique bi Abdoulaye Diop. Assane
ñu tàmbalee xibaar bi tukkee ci kuréel gi yore wàllu relation publique bu armée bu Sénégal ñeel bateau bi nga xamante ni dafa defoon sinébar ci waax yu sunum réew ca ñu daal di ko woon escorté guddig 26 jàpp 27 tey ci fajarteel 4 heures du matin ci bu nu sukkandikoo ci xibaaru DIRPA yegsi na ci waax yu Ndakaaru lu jëm ci wàllu intercepté gi li ko waral ni leen ko waxee mooy yàpp lu dëppoowul ak yoon ci wàllu drogue ak yeneen ñett ci doomu aadama sax teg nañ leen ci loxo. rajo askan wi. Assemblée nationale dina amal tey jii am ndaje mu yaa ñeel député yi fa toogal réewu Sénégal ñeel rapport ba fi woon ci wàllu waame geeg xeexin wi mu mel ni du ñàkk xëy na werante gi ñeel juróom-ñaari téeméer ak juróom-benn fukk juróom-benn di milliards yi woon ci waame geeg pajin wi xëy na mu tegu ci suuf ndax boobaak léegi muy opposition bi di ñu faree nguur gi ku ne yaa ngi koy jox sa morom ci wàllu werante googee ak weddante gi leeral li Mouhamed Jo Diop. septembre 2020 ci ay inondation mbënd bu métti mi amoon ca banlieue rawatina ca Kër Massar mu amoon débat bu yaatoo yaatu jëm ci li nguur gi waxoon ne dina ko dugal ci inondation yi ngir xeex ko ndax dugal nañ comme déet rawatina lim doon dippee plan décennal de lutte contre les inondations ñu xaymoon ko ci 766 milliards juróom-ñaari téeméeri milliards ak juróom-benn fukk ak juróom-benn. ñu lancé woon ko ci atum 2012 opposition bu président Macky Sall rawatina Abdoul Mbaye mi nga xamee ne moo lancé woon programme boobu jamono ji nga xamee ne moo nekkoon premier ministre bu président Macky Sall moom bi mu ñëwee ci opposition bi li mu wax moom mooy plan décennal boobu li ñu ci doon xayma dëgg-dëgg jotuñ koo dépensé. njiitu réew mi président Macky Sall ànduloon ak moom xalaat waaye nag coow li bari woon lool ba tax na moom président Macky Sall mu doon wax ministre am bi yoroon ndox ak assainissement ci jamono jooju muy Serigne Mbaye Thiam mu defal ko ab rapport bu yaatoo yaatu jëm ci lépp lu ñu dépensé ci plan décennal de lutte contre les inondations mi nga xamee ne mu ngi doon jëm ci période 2012-2022 laataa ñuy am version officielle bu gouvernement bi jëm ci lu ñu dépensé ci plan décennal boobu commission d'information parlementaire bi assemblée nationale teg ñoom jeexal nañ seen travaux noppi ñoom sax jotoon nañ jébbal ab rapport njiitu réew mi ci weeru novembre atum 2020 waaye tey ci session plénière bi nga xamee ne ñépp a ko mën a teewlu dinañ xam dëgg-dëgg rapport boobu lan moo ci nekk ak ñaata lañ dépensé ci plan décennal de lutte contre les inondations. Mohamed Jo Diop président synergie acteur ngir assainissement banlieue Ndakaaru Saaba ñoom la ñuy rëccu di ko ñaawlu mooy tardé gi ci ñeel boobu rapport tey jii ni ko waxee ci kanamu assemblée nationale Babacar Mbaye Ngaraaf njiit la leneen lu mu njort mooy rëddaat gi ñeel gox yenn ci Ndakaaru indi jafe-jafe ci wàllu yëgoo gi war ci xeex geeg waame gi ñu teewlu ko Babacar Mbaye Ngaraaf ak Angelina Gomis. ma jàpp nañu assemblée dafa yaru kàddu askan bi war di xalaat place askan bi war di xam jàngat askan bi di ci wut saafara alhamdulilah ne fargu moo gën faju la gënoon mooy rapport bi ñu amoon ko avant hivernage waaye mënuñoo xaar ba nekk en plein hivernage tey mu taw une partie de Dakar déjà nekk ci biir ndox mi ñu soog a waxi rapport cela veut dire tout simplement que ni rek maanaam du suba wala gannaaw suba la fa ndox mi di jógee ñu ngi xaar rek ci ñu jël ay mesures yu effectives évaluer d'abord par rapport ak fi ñu bëgg a jëm ci wàllu xeex bënd mi fan lañ ci yem li ñu dépensé ci xaalis te ba tey am na gox yoo xam ne des na ndox ma nga fa la moo tax ndox des fa ak yan pexe lañ mën a jël ci nu mu gën a gaawee ba ndox mi jeex ci Sénégal raw ci def ci banlieue bi dañ dépensé ci xaalis bari na de fu ñuy wax ay 700 et quelques milliards digoon ñu 10 ans tey 10 ans yu romb bala boog ñu jege ko loolu am na yaakaar nag jot nañ ci def xayma surtout que nag njiitu réew mi def na nawet daaw waxoon nañ ko defal rapport ci ñu jot dépensé ak résultats yi ñu am liggéey xam nañ ko defoon zone yu ci mel ni Kër Massar rek nga xam ne boo ko zone yi xamoon naka taa tey liggéey yi eggul maanaam jumtukaay yi nga xam ne moo waroon na am ba ndox dafa amati jumtukaay yooyu tey ji pare wu ñu doon su nañ liggéey bi waaye dafa am aussi lu ko dellee ko lu bees dafa ci am ay travaux yoo xam ne ñu ngi jugee ci élargissement route des Niayes ku ci mel ni Malika jëm Yëmbal Kër Massar et autres yenn yi nekk BRT bi boo jàllee ay Cambérène jàll Guédiawaye def ay pharmacie Golf dem Cambérène ba sax biir Dakar nga xam tey Dakar fu ci baree ban ak banlieue bi gas nañ ko ay kamb yooyu ñu gas aussi dafa occasionné ay yoon yoo xam yoon ndox la woon ñu fatt ko ñu ragal rek ni yooyu liggéey dana gën a jafe tey écoulement naturel bu ndox mi wala lañ ci gën a jaaxalit mooy nawet bi dafa ñëw jamono joo xam dafa am découpage bu bees mu am benn équipe bu fi nekkoon nga xam ne ay sapeurs yi ak administratif am na benn dispositif traditionnel boo xam ni moo doon xeex ak inondation yi mais ragal nañ tey ji mu am problème de coordination ndax découpage bu bees nga xam dafa xaaj banlieue bi en deux. Babacar Mbaye Ngaraaf jiite kuréel gi di Saaba kuréel la gu yëngu ci banlieue Ndakaaru ngir xeex geeg waame gi meruk ñi nga xamante ni train bi di train express régional TER bi da leen a laal ci département bu Tëngéej ca ñu ngi tuumaal njiital APIX ne daa jox seeni terrain yu ñu leen baaxe woon ca Lac Rose waa Thiaroye yi nga xamante ñoom it TER bi daf leen a laal ci janook taskatu xibaar yi dàqunu sa xalaatu dem toogaanuñu ne dal di siège bu TER coordonnateur boobu kuréel Babacar Gueye ak Abdou Diouf Diagne. ndax dafa am lu ñu dab lu yéeme mooy le DG de l'office Mountaga Sy un nulard
dem na si suñuy site yu Lac Rose yi nga xamante ni comité bii premier ministre monté woon chaque département est autonome de par ses dossiers ñu topp ko boobu ba léegi ma di ci liggéey ak Seydou Sall le délégué de l'époque actuellement Diène Farba Sarr et ses services notamment directeur aménagement bi monsieur Sène ñu siy liggéeyal tout le temps ma nekk un relais di informer les impactés de Rufisque kenn yënguwul durant 3 ans tey terrain yooyu nga xamante ne moom la président octroyé les impactés yu département de Rufisque moom la Mountaga Sy an les impactés yu département de Pikine yóbbu leen fa jox leen terrain yooyu loolu moo tekk tey suñu way discrimination moo am ci loolu te kenn defu ko lu dul monsieur Mountaga Sy DG de l'APIX Mountaga Sy ñu ngi réclamer wu lancer un appel solennel ci président de la République muy mu démettre de ses fonctions parce que ce Mountaga Sy la nekk lulul koo xamante ni ba ma toosee si bopp APIX ba léegi deful lulul ay manipulation tey jii du mën a impacté wu département de Rufisque rek mais l'ensemble de la population de Rufisque bi ñu jotee nouvelle bi frustration bi ñu am kenn mënu ko nag léegi dañ ne ma woon man position boobu laa jël ñu dem léegi envahir l'emprise du terre même siège foofu bañ ñu jox ñu suñu ligne ak reliquat parce que ñëpp dugg nañ si la popularisation on nous a promis un projet de développement waaye projet bi développé wul kenn lulul delloo ñu si ndóol ca Yoff ak askanug lébu gi yëglu boobaak léegi mer ci suuf sunu foqarte ci ñoom ci seen gis-gis juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeenti hectares ci ay report ba tey jii kon waral seenu ko mer ñoom kilifa diine diwaan gi naka noonu ci janook taskatu xibaar yi xam le ni dinañu wéy ba am li nga xamante mooy seen sañ-sañ boobee del si seeni yoxo bokk na ca ñen ca joxoñ njiitu réew mi ci boppam président Sall Aminata Ba. communauté lébu daal di mere bu futu njiitu réew mi Macky Sall ñoom nag ñu jàpp ne rek régime bi boolewu leen ci lenn Serigne Mame Mbaye Laye li ñuy wax di ko dénoncer ci Macky Sall la ñu Macky Sall la ñuy wax waxuñoo ko beneen jëwlin waxuñoo ko beneen mbindeef askanu Laayeen ñii yewoo ci pénc mii mere nañ ko torop ndax Macky Sall defaluñu dara defaluñu ko du benn bourse bu mu jox xale yi jàng du liggéey yu mu leen jox du dara lu mu leen jox sunu période bii la ñu am ñu tàmbali ko mu at mam 5 ans ñu bàyyi ko fi muy taxawaalu ba tey. lu jëm rek ci caxat-caxate suufu aéroport Léopold Sédar Senghor Mame Makhtar Gueye di vice président bu ONG Jamra jàpp ni nag du loo xamante ne lu bees la. maa ngi benn lettre boo xam ne le premier ministre Abdou Mbaye moo ko bindoon le ministre de l'intérieur de l'époque ne ko jot naa ay information 864 hectares aéroport bi da nga xam ne léegi aéroport bi day toxu am na ñu tàmbali di ci def des actions irrégulières et des occupations irrégulières. lu jëm nag ci coow rek bi daal di dox diggante Serigne Issa Laye ak Serigne Cheikh Mansour Diouf Serigne Mame Mbaye Laye di woo rek xalif général des Mourides mu daal di ci àddu. nekkul te du musa nekk ndax sunu kër gi ni mu tëddee defe naa ne Seyna Mandione daan ñëw it ci xabrom bi sëñ Fallou daf ko boole woon ak ay Baye Fall yoo xam ne ñoo daan xàll la mu julli ji Issa nag sunu rakkal lii nuy wax quartier bi ñoo ko moom du mbiru diine ji Serigne Mountakha waaye itam di ko ñaan histoire bi mu taxaw ci ba lépp lu ci war mu def ko ci ndax li ñu nar a wax affaire Laayeen ak Murid dafay tas jamono te loolu amu fi. communauté lébu daal di taxaw temm rek ngir daal di dem ba jeex ngir rek mën a jotaat ci seeni suuf yi nga xamante ni dañ koo jàppee ab patrimoine. jërëjëf soxna Aminata RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minute ak benn. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñu waxtaanee mbay mi ak tool ya ca Kër Samba Kane di li wëkku ci domaine agricole communautaire ba fa ubbi gi ñu ngi koy xaar décembre bii di ñëw incha allah jafe-jafe yi kay mooy liggéey baa demul dikkul Babacar Diouf. waxuñu ban bés lañ koy def wante wax na ci jamono ji nga xamante ni ca lañ ko war a def moo di joxe caabi yi nga xam ne ñoo jëm ci domaine agricole communautaire bu Kër Samba Kane Lat Souk Faye mooy directeur technique Prodac. yooyu yëpp je pense que weesu na tey parce que jot nañ instruction ferme et président accompagné nañu ba paiement yi nga xam ne moo xawoon nekk tuuti problème réglé nañ ko entreprise bi moo ci des te moom promettre na déployer wu nu mu gën a gaawee pour que balaa fin d'année président de la république mun a inaugurer Dak Kër Samba Kane. wante dak boobu day ni ñu gisee liggéey bi boo mooy tut duñ fa yeggee duñu joxe yenn clé ndaxte mbir mi yéex na lool fi mu nekk nii nag askan wi ñoom nee nañ dootuñu maye lenn. Mame Gor Diouf mu di président ADECOM. waaw yorinu dak bi lu am solo la te ADECOM taxaw na tey pour gunge Prodac gunge mairie bi gunge acteurs yëpp pour ñu saytu dak bi ba mu sotti. leneen li askan wi nar a defal boppam mooy fexe ba li nga xamante ni moo di domaine agricole communautaire bi ñu bañ a am xaj ak seen ñu yor ko yor bu sell te rafet. ci loolu nag yorin bu sell président bi moo ko digle dañ ko war def fépp
ci kër yi mais ci service yi ci projet ak programme état yi. association pour le développement de Kër Samba Kane doon def li nga xamante ni moo di delloo askan wi leenu waxtaane ci forum bi nga xam ne moom la ñuy def at mu nekk ci Kër Samba Kane Bombay RFM Babacar Diouf. jërëjëf sëñ Babacar ministre bi ñu dénk wér-gu-yaram Abdoulaye Diouf Sarr nga woon moom ca Malicounda di commune ba Maguette Sène jiite foofee moom ministre de la santé xamle fa lu jëm ci wàllu jumtukaayu kër docteur tabaxu centre bu mag boo xam ne daanaka ci gën a mag ci Afrique lay doon ca Diamniadio di yëngu ci wàllu pajum ñi amee jàngoroy cancer yëgle na fa it tabaxum ñaareelu hôpital bu Mbour. Abdourahmane Diallo. ginnaaw bi ñu paree tabax hôpitaux Kaffrine Sédhiou ak Kédougou jurun bi yor wàllum wér-gu-yaram di xamle ni ci Mbour dinañ fa tabax ab hôpital départemental Abdoulaye Diouf Sarr. hôpital départemental bu Mbour incha allah danañu ko defar. Maguette ki sa bor nekk sa xarit le président du conseil départemental de Mbour xam na projet bi fu mu toll. man mi xam naa fu mu toll incha allah di ngeen gis bientôt. li xamante ne ñu ngi koy togg ba léegi dañ leen woone leen mbir maa ngi nii yàq nañ ko tey. le centre national d'oncologie dañuy teg la première pierre le 6 juillet mooy centre bi gën a moderne ci Afrique ñu fay faj cancer de A à Z boo xasee ba dugg rek da ngay dugg ñu lay faj ba ger ba ngay wër. moom nag mairie Malicounda moo ko woowul woon ngir inaugurer ñaari bërëbu fajukaay yu ne ci commune bi Maguette Sène mooy maire bi. 1972 ba 2014 juróom-benn poste de santé 2014 ba tey jii juróom-ñaari poste de santé yu bees plateau médical boobu di 13 postes de santé boo doon xool Sénégal commune rurale yi am 13 postes de santé yu am fonctionnalité yépp bariwul tey jii ñuy inauguré 4 yu bees muy 3 postes de santé ak benn maternité. Saly Aérodrome pare na dañoo xam ne amoo jot pour jaar fa waaye bu weesoo daañu dem inauguré ko suñu bopp. Taaxum pare na bëggoon nañ nga jaar fa waaye xam nañ ne dafay xat tey jii ñu ñëw ci Malicounda ngu xuj war ko inauguré war a dem Malicounda Wolof ci maternité ba. ginnaaw benn semaine bi nga xam ni amal nañu faju te doo fay dara ci commune Mbour yi yépp maire Malicounda di xam leen ni liñ ci jot a am rafetlu nañ ko lool. RFM Mbour Abdourahmane Diallo. RFM Sport. Sport geek Mohamed Jo Diop. jërë ngeen jëf dal leen jàmm ci xibaaru tàggat yaram dañ koy tàmbale ak Euro 2020 champion en titre bi di Portugal éliminé nañ ko ci huitième de finale Belgique moo ko daan ci dimanche bi benn bal ci dara ci dimanche bi ba tey République tchèque def ndam lu rëy gannaaw bi nga xamee génnee na Pays-Bas ñaari bal ci dara ci beneen huitième de finale bi doon am ci altine bi li des ci huitième de finale yi lañ koy amal bu ñeenti waxtu jotee Croatie Espagne lay am à Copenhague fële ci Danemark bu juróom-ñaari waxtu jotee maanaam 19h France ak Suisse ñooy laale fële ca Bucarest ca Roumanie résultat yu 22e journée bu Ligue 1 football ci suñu réew victoire bu jàmbaar ci derby bi doon am ci diwaan bu Mbour digganteem ak Stade bu Mbour 1-0 yeneen résultat yu dimanche bi Mbour Petite Côte moom ak AS Pikine dañoo tembo 0 but partout Snaps Excellence ak Dakar Sacré-Cœur dina tembo également ku ne benn ball dugal sa morom NGB Casa Sport ñoom match nul blanc 0 but partout lañ def ci samedi bi tamit Génération Foot moom dafa fekki woon Jaraaf mu daan ko benn bal ci dara US Gorée dem fekki AS Douane daan ko ñeenti bal ci benn Teungueth FC di wéy di waaxu jëm ci titre de champion bi gannaaw bi nga xamee ne amaat na beneen ndam digganteem ak ASAC Ndiambour bu Louga ñaari bal ci dara ci classement bi comme ni ma leen ko waxee Teungueth FC mu ngi wéy di xuus ngir del championnat bi gannaaw bi nga xamee ne amaat na beneen ndam jamono ji moo nekk ci bopp classement bi am ñeent fukki poñ ak juróom-ñaar ci Ligue 2 bi ñoom tamit ñu ngi doon jongante seen 22e journée ci programme bi ci dimanche bi Duc moo daan Amitié Promo Foot ñetti bal ci benn Port ak Amitié FC 1 but partout ci altine bi la ñuy wéyal li des ci journée bi diggante Thiès FC ak Demba Diop bu juróomi waxtu jotee Sonacos ak Jamono du Fatick même heure samedi bi amoon na ay ndaje bi ci gën a fës bokk na ci Guédiawaye FC mi dem fekki Renaissance bu Ndakaaru daan ko benn bal ci dara ab victoire boo xam ne tax na crab yi noonu lañ leen di wooyee accéder ci Ligue 1 bi déwén tax nag ñu posé question bi ki nga xam ne mooy seen président di Lat Diop lan moo tax
ci benn jamono ci saison bi ñu amoon ay points yu bari ci retard waaye léegi ci deuxième partie saison bi ñu mel ni ñu soppeeku Lat Diop wax ne ay moyens yu bari lañ dugal ci li nga xam ne moom mooy phase retour boobu waaye tamit wax na ci ambition yi nga xam ne moom mooy club bi ci li des ci saison bi ak saison bi di ñëw Lat Diop ko moom mooy président bu Guédiawaye football club. joueurs yi di football ñoom ñooy def résultat yi donc mën naa wax tey 90% yi ñoom waaw parce que président bi ci biti lay toog entraîneur bi ci biti lay toog supporters yi ci gradé yi la ñuy toog donc ñoom ñooy def résultat bi te ñoom aussi pour ñu def résultat bi je pense que Guédiawaye li ñu réussir mooy fexe ba teg leen ci conditions yu baax améliorer seen condition talal seen xel di leen bàyyi di xam seen i problème di ci indi ay saafara bu ko defee buñ duggee si terrain bi mën a doxal ni mu waree et je pense que ni tey liggéey bi def nañ ko ci loolu def nañ ko lu bëree bëri ci lu nit yëg nag ak lu nit yëgut am na yoo xam ne sutura la ko teg ci sur la place publique motivé nañ leen seen wàllu nekk jógee ci prime yi jógee ci salaire yi tout ça yooyu yëpp ay motivation la yoo xamante ni vraiment indi nañ ko te incha allah. léegi championnat bi li ci des bareetul lan mooy sa ambition li ci des. ak tamit déwén incha allah boo leen yéegee en Ligue 1 lan ngeen fas yéene def. mais ñun damay faral di wax ni amuñu biiru ganaar c'est vrai que Guédiawaye tey jii yéeg na première division mais suñu ambition du yéeg rek première division dañ bëgg a yéeg première division en étant champion de la L2 mais bu ñu nekkee champion jël premier L2 yoo pare dem coupe du Sénégal jël ko parce que man loolu mooy sama yéene jël coupe du Sénégal ba nga xam ne bu déwénee dañ mën a defal ñun ñëwuñu pour def figuration wax dëgg yàlla loolu boo gisee profil ñi ngànk équipe beeg ñi yëngatu si équipe bi yëpp xam nga ni war ngaa mën a njort ni ñun ñëwuñu voilà pour di feesal tableau wala ñu soxla équipe rek bi ñëw taxaw non ñun dañ bëgg a jouer les grands rôles waaw ci côté yeneen équipe yi fi nekk équipe yi mag yi fi Lat Diop wax ba tey ci football ci suñu réew ak tournoi union des associations arabes de football bi am fële ci Égypte gayndey U20 yi ñoom dañu defaat beneen match nul seen digganteeg Irak 1 but partout muy nag seen dernier match de poule gaynde yu ndaw yi ñoom daanaka seen tournoi bi mu ngi baax lool ndax premier match yi dañoo daan Liban ak Comores ba tax na ñoo nekk ci bopp classement seen groupe bi ñu fàttali ne Sénégal ci tournoi union des associations arabes de football bi nga xam ne dañ ko fa invité donc daaw moom moo jëloon édition bi doon am foofu ca Arabie Saoudite Ligue des champions africaine ngir wax ci football ci biir continent bi final bu atum ren xam nañ ñi koy jongante diggante Al Ahli bu Égypte lay doon champion à titre ak Kaizer Chiefs bu Afrique du Sud final bi ñoo ngi nar a am ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juillet bi di ñëw fële ca Casablanca. wax ci basket ci jigéen ñi ci dimanche bi ñoo ngi doon jongante ñaareelu demi-finale aller ci championnat ci play-off yi AS Ville de Dakar moom moo am ndam digganteem ak ISEG Sport 74-62 ci samedi bi première demi-finale bi ñoo ngi ko doon jongante Duc daan SLBC 64-54 gannaaw prolongation yi basket ba tey ci U19 yi waajal mondial bi am fële ca Lettonie muy nag ñetteelu sortie boo xam ne ñoo ngi ko doon amal ci dimanche bi dañoo nërmeelu seen digganteeg Espagne 61-72 fukki poñ ak benn moo dox seen diggante muy nag beneen jël boo xam ne gaynde yu ndaw yi am nañ ko gannaaw seen jël bi ñu am seen digganteeg Mali am benn ndam nag seen diggante ak Îles Baléares xale yu ndaw yooyu di basketteur U19 yi ñoo ngi waajal championnat du monde yi am diggante ñetti fan jàpp fukki fan ak benn ci weeru juillet atum 2021 fële ca Lettonie jeexal ak sport équestre maanaam ñi war fas di ci boole di tëb loolu nag championnat du Sénégal bi moo ngi doon jeex ci dimanche bi ci adulte yi maanaam mag yi compétition bi ki ko jël moom mooy Alioune Sarr mooy champion bu Sénégal nekk ci Racing Club bu Dakar ci senior yi nag ñi gën a mag Amody Kazoum moom mooy champion du Sénégal waaye nag ci ñi gën a ndaw ñi nga xamee ne seen at motagul fukk ak juróom benn Betty Gueye nekk ci collège bilingue bu Dakar moom moo takk raaya bi doon champion bu Sénégal moom sax Betty Gueye moom lañ leen di dëgtal ngeen teewlu ko gannaaw bi nga xamee ne am na ndam ba noppi ñu teewlu ko ci micro Youssouf Bodian. La compétition était dure à cause de la... compétition bi métti woon na torop ndax tawu démb bi tàngaay bi itam sonaloon nañu métti woon na torop waaye konte fas bi noppalu ko woon na semaine bi passé tey tene woon na sama maam moo daan def équitation moom sax moo ma ko jàngal lu ñu war kay moo di entraîner saa su nekk. beaucoup s'entraîner. Betty Gueye ci micro Youssouf Bodian ñu leen gërëm bu baax a baax di leen sant mbokk yi lii moo nekkoon li ñu leen andiloon ci xibaaru tàggat yaram yi. jërë ngeen jëf ci teewlu bi. jërëjëf Mouhamed ñu dalal ci wàllu cosaan gi Hadj Ndate Diop.
professeur Babacar Gueye mi nga xam ni dafa dem à la retraite jot na lu ñuy duppee les mélanges mu di loo xam ne ni université yi dañ ko baaxoo di def di ab téere boo xam ne nii yenn ci ay collègue am ñu mu doon jàngal wala sax ay xaritam ñoo ko bind ngir sargal ab professeur de classe exceptionnelle. Angelina Gomis. cérémonie bi nag li ko taxoon a jóg mooy delloo njukkal ki nga xamante ne mooy professeur Babacar Gueye ci liggéey bi nga xamante ne amal na ko ci université Cheikh Anta Diop de Dakar professeur Seydou Nourou Tall di ci indi ay leeral. professeur Babacar Gueye mu nekk professeur classe exceptionnelle mooy koo xam ni kii at université yëpp am nga ko ba nga xam ni université desalatul la dara comme professeur dafa nekk nit yoo xam ni dafa encadré du ëpp 50 thèses lépp sans mémoire mu encadré man mii tey nekk professeur titulaire comme moom ñun dañoo xalaat ni il faut que ñu rendre ko hommage delloo ko njukkal wax ko ni suñu cofeel ci moom en 39 contributeurs bu en Afrique bokk nuñ ci lu bind ci mélange du dara lu dul livre boo xam ni ay nit ñu bëree ñoo ciy bind pour delloo njukkal nit ki. professeur Babacar Gueye nag moom nag daal dina jot mélange yooyu ci loxoy professeur Ismaïla Madior Fall nekk ministre d'État président de la République. remettre ce mélange d'une teneur scientifique extraordinaire avec un type de transformation de l'État. professeur Babacar Gueye di ñu xamal ne ab contentement ak satisfaction la àndal gannaaw ba nga xamante ne jot na yi les mélanges. li ñu ma defal lii lu rëy la ci man xaw ma ndax mérité naa ko waaye en tout cas lu rëy la ci man enfin daf may indil mbégte bu rëy ndax samay naataangoo yi ñoo ma sargal lii dafay couronné carrière u 40 ans mosuma jàngale feneen fudul université. donte sax jël na ab retraitam professeur Babacar Gueye nee na fas yéene naa bàyyi xel bu baax a baax ci li nga xamante ne noonu la université bi fas yéene doxee. jageen jëf ci déglu bi fii la ñuy yem dig daje ëllëg. RFM li ci yéenekaay yi. NCA assurance santé famille Weer Weerlee Samawono Marseille créole